نزارا ترى سالم لمالك منكرا فهذا أنني لله أنا هديم لرسول الله وأنني ما زلت تبرئ من كل من بالكفر تجره du Sénégal en France Amadou Diallo ànd ak sunu xarit aussi ñu di ko wax monsieur Malick Gaye te muy conseiller spécial auprès du chef de l'État ànd ak suñu mbokk muy wax Thiobo Diatta muy liggéey ci ambassade bi ñu ngi nuyu bu tedd sang bi di la jottali nuyoo ak ziar Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall ak soxnaam Marème Faye Sall yebal nañ lay xamal njaboot gi fi nekk ne fu ñu toll ñu ngi lay déglu ñu ngi gis li ngay def te ñu ngi koy rafetlu message boobu nag nga xam ne message yu amitié la ak fraternité ñu ngi sawar di la ko jot li ngir au moins ñetti mbir bi ci jiitu mooy sëñ bi dañ la ràññee ci ku fonk lislaam ku fonk addis yi ku fonk li fi sëñ Touba bàyyi topp nga yoon wi nga xam ne moom la sa waajuru tedd wa sëñ Mourtala Mbacké tëral fi mu jaaroon di yoonu jàngale yoonu xam-xam di yoonu njub yoonu liggéey ci yoon woowu rekk nga topp sang bi muy lu ñuy rafetlu lool te it muy di dugal ci sunu xol yi gu dégg bëccëg yaakaar ci suba ak Sénégal ndax ci yoon woowu nga aw yoonu joxe xam-xam ku ko yorut yoonu gindi ku réer yoonu leeralal koo xam ne yoonam dafa lëndëm bu fekkoon ñépp ci yooyu boobu lañ am mun nañ rafet ci suba Sénégal ndax nit boo xasee xam nga fi nga jëm waaye boo xamul gumba nga fu nekk mën nañ la fa dugal yow nag yaa ngi ci yoonu gindi yoonu wane nan lañ war a aw nan lañ war a def yaa ngi ci wane aussi yoonu liggéey mënoon ngaa toog sa kër doo ñëw France doo dem Italie doo dem Genève mënoon ngaa toog say teraanga di la fa fekk amul sikki sakk ndax fi nga bokk deret bi nekk ci sa yaram soxlawoo décret soxlawoo arrêté pour am li nga am yàlla moo la ko jox amul sikki sakk donc bu fekkee nag loolu lépp teg nga ko jël sa tànk jël say dàll sol ko yaa ngi Amérique yaa ngi France yaa ngi Italie yaa ngi Genève yaa ngi partout man tas naa ak yow fu bari ànd naa ak yow Bamba Day New York gis na nga fa taxaw gis ni ngay jàppale taalibe américains yi foofa ca Amérique donc loolu bu ñu ko gisee dañ la war a naw dañ la war a sant xam ne yaa ngi wane yoon bi yoonu liggéey yoonu jàng yoonu gëm yàlla donc kooku lu am solo la dëgg-dëgg yàlla wone ku nekk ci wii yoon walla ku sant Mbàkke da nga war a toog yow da nga wane ne Mbàkke nga sant waaye kaamir bi yaa ngi ciy bind am naa say livre yoo ma jox yaa ngi bind ci yoon bi yaa ngi bind ci ni ñu war a gëme yàlla ni ñu ko war a toppe ku topp say yoon doo réer doo dugg mukk ci yenn yi donc kooku ñu ngi la ci sant la gërëm di won ne kooku nekk na cawarte ci ñun bu ñu yebalee fii ñu ñëw taxaw fii jot la yooyu kaddu won la ne nation bi moo fier ci yow république bi moo fier ci yow ñun aussi ñu fier ci yow yaa ngi aussi dimbale doomu aadama yi ndax ku ci am soxla ku ci nekk ci tolof-tolof yaa ngi koy taxaw yaa ngi koy dimbale te loolu am solo la aussi ndax dimbalante fi lañ ko fekk waaye du ñëpp ñi am ñooy mën a dimbale ñu bari yor nañu te toog ci yow nag li nga yor yaa ngi koy bokk ak say mbokk yaa ngi koy bokk ak taalibe yi yaa ngi koy bokk ak fépp foo dem
moo tax aussi tey nga nekk fi ñun lay ñaan nag nga ñaanal mbokki taalibe yi ne fii diaspora bi seen taxawaay rafet na musuma nemmeeku ñoom ci dara lu ma naqari fii ba ma fi ñëwee léegi lu dul seen njàmbarte laa nemmeeku seen taxawaay bu jub seen taxawaay ngir liggéey seen taxawaay ngir li nga xam ne moo leen warloo ci njël seen dëkk ak addiye ñu ngi ci taxaw guddi ak bëccëg ak njàmbarte gu mat sëkk kooku aussi war naa ko biral nga ñaanal leen ndax loolu ñu mën cee sax mën cee continuer gën cee dëgër ndax ñu gën koo mën ndax buñ ko mënee Sénégal lañ koy mënal buñ ko mënee njaboot gi lañ koy mënal ñu ngi lay ñaanal aussi nga ñaanal Sénégal sëriñ bi jamono yi ñu toll dañoo ne ci ñi naan àddina daa tukki àddina jeex na waaye ñun defe nañ ne àddina jeexagul amaana ku fi jógee daal sa àddina jeex na waaye ñun ñii fi des nañ góorgóorlu ni ko ñu ko sëñ bi diglee nañuy liggéey ngir mel ni danañ fi yàgg lool tey jàmm yàlla mel ni suba lañ fiy jóge ñun loolu lañ def muy suñu devise te ñu bëgg loolu nga jàppaleñ ci sa ñaan ndax boo ñaanee yàlla nangu ndax koo xam ne ci njub nga ne li kaamir bi wax moom ngay jëfe li xasaay di wax moom ngay jëfe rafet nañ njort ne proximité boobu nga am ak sa borom boo ñaanee dina am kon nag ñaanal ñu Sénégal ndax jàmm am fa jàmm sax fa jàmm jëfa ne ba tax tey ñu mun a am taux de croissance 6,7% raw suñuy moroom di ñu ñee mbell yi am feneen yàlla musal ñu ci ba tey nag ñu ñaanal sëñ boobu loolu sax loolu continuer te it ñu ngi jublu ci jamono boo xam ne nee nañ ay xéewal a ngi ñëw Sénégal ndax am na lu ñu fa gis te loolu yépp ci ñaani kilifa yi la rafet nañ njort ne maam borom Touba xasaay di mu bind bàyyi ko fi ñaan yi mu ñaan bàyyi ko fi alal ju mel noonu génn Sénégal man bettum alhamdulilah lu ko raw sax mën na faa génn kon nag ñu ngi ñaan alal jooju egsi ci jàmm ak salaam ñu muurloo ko mu sedd guy ndax kat alal googu bu mel noonu génn na yeneen réew mu indi fa tuuma yu bare indi fa ay xat-xat yu bare ñun nag ñu ngi ñaan alal jooju ñëw yokk ci liñ amoon ñu ngi doon tedd ndax nee naa léegi ñu ngi am taux de 6,7% de taux de croissance te amuñu woon loolu kon nag buñ ko amee dafa war a ñëw yokku dafa war a ñëw gën a baaxal li fi baaxoon waaye waru ñoo yàqal dara coow li nag dafa xaw a bari muy coow lu ñàkk njariñ ndax nit bala ngay xuloo day fekk nga gis lii tax ngay xuloo waaye loo xam ne dara dikkagu ci nee nañ 2021 wala 2022 lañ yaakaar ne dana tàmbali exploitation bi waaw lu jar xeex bi fi mu ne nii amul njariñ mu ngi ñuy détourner mu ngi yàq suñuy activité mu ngi yàq suñu liggéey te amul benn njariñ nit kay man bala may xeex yow day fekk nga saaga ma waaye saaga góoma da ngay waaj dong jarul may xeex yow sëñ bi daal loolu moom lu ñu ñor la te xam nañ ne yow boo ci taxawee ak say rak say jarbaat say mbokku maam borom Touba yi fi nekk yépp bu ngeen ci taxawee yaakaar nañ ne loolu danañ ci am ndam lu rëy donc ñu ngi lay nuyu di sàkku ci yow nuyoo bu tedd boobu nga jot li ñu ko sëñ Sidi Maxtaar sëñ Muntaxa Mbàkke sunu wasila képp koo xam ne Mbàkke nga ñu ngi toroxlu sa kanam di la won ne ñu ngi lay màggal ñu ngi lay bisimlaay fii ci France bëggoon naa wax tuuti ci tubaab monsieur le représentant du maire chers compatriotes chers amis français ici présents, je voudrais vous remercier, relayer les remerciements de notre frère qui a parlé tout à l'heure. Vous dire notre satisfaction, notre fierté pour la bonne collaboration, la coopération existant si harmonieusement entre la commune d'Aulnay et la communauté mouride, la communauté musulmane sénégalaise résidant dans votre commune à Aulnay. C'est une cohabitation parfaite, une cohabitation
généreuse à tout point de vue. Nous sommes fiers de cette collaboration. Vous les soutenez, vous leur avez accordé une hospitalité visible, saine, sans aucune difficulté, sans aucune contrainte. Nous en sommes très fiers. Et c'est pour moi l'occasion de demander aussi à ma communauté de continuer à mériter de votre confiance, de continuer à mériter de votre appui, de continuer à se conformer aux règles de la République française, les règles d'existence pacifique, les règles qui assurent la bonne communion entre les couches, les communautés. Je leur demande cela et je n'ai pas de doute que cette demande parviendra à la bonne oreille et sera exécutée dans les meilleures conditions. Donc je voudrais, à travers vous, saluer cette collaboration, saluer Michel le maire et toutes les autorités françaises pour cet attachement à la bonne cohabitation entre la France et le Sénégal, qui est une relation vieille, de très longue date. Il l'a rappelé tout à l'heure. Hier, c'était avec des baïonnettes, c'était dans la douleur, mais aujourd'hui, c'est dans la collaboration, dans le co-développement. Hier, j'étais en Île-de-France avec Mme Valérie Pécresse et une délégation de Rufisque, mais c'était pour tracer les voies d'un développement local endogène. Et ça, j'en suis très satisfait que maintenant nos relations hier heurtées deviennent aujourd'hui des relations pour le développement de nos populations et de nos enfants. Sëñ bi maa ngi jégalu ci wax jooju ndax ñaanuma la permission waaye nag il fallait ma wax ko maa ngi rafetlu aussi dialogue interreligieux bi nga xam ne yaa ngi ci démb ci guddi gi lool maa ngi woon ca gàmmu Sëriñ Mbaye Sy Mansour waaye ci biir intervention nuyu na la te nee na nañ la jottali nuyum donc loolu je me fais le devoir ma def ko wax la ne kooku mu ngi fi xam na ne yaa ngi fi mu ngi lay bàyyi xel nee na nañ la nuyu nañ la siyaar nañ la magal donc loolu day wone ratax bi ne suñ diggante jullit yi ak chrétiens yi kooku lu ñuy rafetlu la yaa ngi ciy dox tànk yu nëbbutu waaye tànk yu ñëpp xam ndax jàmm am Sénégal ndax lii ngay def buñ mënee daje fii tey ñun ñii toog mu sedd jàmm moo am Sénégal donc jërëjëf sang bi maa ngi jégalu ci wax ji xaw naa bari waaye xër biñ xër ci yéen rek moo tax jërëjëf. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Sénégal en France, Monsieur le maire représentant du maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois, je voudrais tout de suite, à l'entame de mon propos, dire combien il me sera difficile de présenter Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada en 3 ou 4 minutes. Mais je vais essayer. Voilà un homme qui a dédié sa vie, ses biens, sa philosophie, sa vision en une seule chose, c'est-à-dire l'éducation. Parce que pour lui, la seule possibilité offerte à un enfant pour lui donner la chance ou l'opportunité d'être celui qu'il veut être, ou bien d'être là où il veut être, ne peut passer que par l'éducation. Nous avons bien dit éducation et non endoctrinement. Nous avons suivi l'exposé des professeurs qui sont là sur la table. M. Fahmi, M. Mboup, M. Mbacké. Toutes ces valeurs enseignées par Cheikh Ahmadou Bamba, si elles ne sont pas transformées en un système éducatif harmonieux et cohérent, forcément, elles vont être caduques et tomber dans l'oubli. Conscient de cela, son père, Cheikh Mahamadoul Mourtada, qui est le fils cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, a tout de suite compris que pour que ces valeurs puissent être passées aux générations futures,
il faut un instrument et que cet instrument ne peut être qu'une école. Chez nous, l'école s'appelait Dara. Mais Seigne Mouta a compris qu'on peut prendre le contenant de l'école, c'est-à-dire une classe avec un maître, un enseignant, pour y mettre un contenu basé sur une compréhension parfaite, une compréhension intelligente, une compréhension universelle de notre religion qui est l'islam. Pour nous, l'islam est tout simplement humanisme. Ces instituts Al-Azhar, fondés par Cheikh Mohamedoul Mourtada en 1974, monsieur le maire, ont connu une trajectoire assez extraordinaire. Sur le plan horizontal, les instituts Al-Azhar ont fini de conquérir l'espace territorial de tout notre pays, le Sénégal. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les centres, dans les milieux ruraux, aussi bien que les milieux urbains. Les instituts Al-Azhar comptent aujourd'hui, monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur, 80 700 étudiants, entièrement pris en charge par cet homme qui construit les bâtiments, paye les salaires, rétribue des bourses et tout le temps construit sans demander un seul franc. Parce que pour lui, la seule manière de combattre la pauvreté, ce n'est qu'en donnant une chance à l'enfant d'être à l'école. Parce que si l'enfant n'est pas à mesure de payer sa scolarité, ce n'est point sa faute, c'est la faute à ses parents. Et si on le renvoie, on le met en dehors du système, c'est le condamné à la pauvreté, c'est le condamné à l'ignorance. C'est pour en faire demain un homme capable d'être à l'antipode des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Il faut le garder, lui donner la chance d'acquérir un savoir pour être un homme, d'avoir un savoir-faire pour gagner sa vie et d'avoir un savoir-être pour être un citoyen du monde. Voilà l'idée de Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada. Sur le plan vertical maintenant, parce que vous savez, monsieur le maire, qu'en créant une école élémentaire, on pose des problèmes pour le moyen. Qu'en réglant les problèmes du moyen, vous allez avoir des problèmes pour le secondaire. Et en réglant les problèmes du secondaire, il reste maintenant le grand problème, c'est l'enseignement universitaire. Nos jeunes, quand ils avaient le bac, monsieur le maire, ils n'avaient qu'une seule possibilité, aller à l'étranger, aller dans les pays du Maghreb pour continuer leurs études. Peu d'entre eux avaient la possibilité d'avoir ces bourses, mais ils nous revenaient comment? Ils couraient le risque d'avoir un lavage de cerveau. Il est très aisé, monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur, de contrôler l'étranger. Mais il est plus difficile de contrôler quelqu'un qui est de vous, qui a votre nationalité, mais qui a d'autres idées contraires aux vôtres. Et c'est ça le danger, et c'est ce que nous voyons en Europe aujourd'hui. Serigne Mame Mor Mbacké se leva en 2005 pour dire « Je vais construire une université pour ces jeunes. Quel que soit le prix, je vais m'efforcer à le faire, parce que j'ai mon grand-père qui est Cheikh Ahmadou Bamba, qui s'est adossé à Dieu et qui aujourd'hui a conquis le monde de par ses idées, par ses valeurs. Donc je ne dois pas regarder ces jeunes, je dois faire quelque chose. » Cette université existe aujourd'hui sous le nom de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Cette université, monsieur le maire, pour vous donner la preuve et sa vitalité, a fini de convaincre l'UNESCO. L'année dernière, à pareil moment, on était dans les bureaux de madame la directrice générale de l'UNESCO. Et pour tout simplement paraphraser la rencontre, elle dit à Serigne Mame Mor Mbacké à la fin de la rencontre, « Monsieur Mbacké, votre mission est plus noble que la mienne, votre fardeau est plus lourd que le mien. » Cette université a fini de convaincre l'ICESCO, qui est le pendant de l'UNESCO pour les pays musulmans. Ces gens ont visité cette école, ont entendu parler de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, ont convaincu Serigne Mame Mor Mbacké de venir pour échanger avec eux sur le modèle de cette université, qui, j'en suis sûr, et ils en sont sûrs aussi, finira par former des étudiants, former des citoyens du monde, qui vont porter en bandoulière les valeurs de l'islam pour aller là où l'islam a des problèmes, là où l'islam n'est pas compris, pour venir dire non, ce que vous voyez, ce n'est pas l'islam, non, ce que vous voyez là n'est pas l'islam, l'islam c'est ce que nous faisons, l'islam c'est cet humanisme, l'islam c'est cet amour, l'islam c'est la solidarité, l'islam c'est tout simplement un humanisme. Cette université, monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur, a donné aussi la chance à Global Counterterrorism Forum. Des gens qui sont en train de lutter radicalement contre cette vision ou cette attitude qui est le radicalisme ou l'extrémisme. La solution existe. Cette solution passe, monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur, par l'université Cheikh Ahmadou Bamba.
Aujourd'hui, monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur, les Instituts Al-Azhar, pour paraphraser, ont fait cette année 484 bacheliers, soit 57% du taux de réussite de l'ensemble des bacheliers du Sénégal. Alors que la moyenne nationale est à 37, les Instituts Al-Azhar sont à 57. Il y a 20 points de différence. Les Instituts Al-Azhar ont, sur ces résultats de 484 bacheliers, monsieur le maire, les 105 ont eu une distinction. 105 sur 484. Voilà les Instituts Al-Azhar. Et un de ces centres a fait des résultats extraordinaires. Sur 36 candidats, il y a eu 37 candidats, 36 réussites. Et là, je rends hommage aux femmes, parce qu'elles avaient 11 candidates, elles ont toutes réussi d'office. Donc voilà l'Institut Al-Azhar. Les instituts qui ont 80 700 étudiants, le taux des femmes, c'est 43%. C'est voilà l'islam, voilà le message de Cheikh Ahmadou Bamba, voilà ce qu'il porte. Et ce système est devenu pérenne, tout simplement parce que pour Serigne Mame Mor Mbacké, il faut tout le temps créer des sociétés. Et l'ensemble des revenus de ces sociétés vont irrévocablement à la construction de classes, à payer des salaires, parce qu'ils n'en demandent pas un seul sou, parce que c'est ça qu'il fait, parce que c'est ça aussi le message de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà ce qu'il porte, voilà votre ordre aujourd'hui. Je m'explique. Voilà. واصبر على البلاء والتقدد ودم على سكوت وتجلد إن تجتهد في العلم وقت الصغر تنال مقاصدك وقت الكبر ولا ستطوي العقل مسايا ما لم تدم صبرا على الرسايا صبرا جميلا لا تكن كسولا إن الكسول لا يسود الجيلا ونائي كل ما نال جليل وثق بما جاء به الرسول ولا تصاحب خير من يرشدك ونائي كل صاحب يحلبك إذ رب خمر خدا نبيلا بصحبة صالح لا تميلا ورب سال خدا سليلا بصحبة أخمخ سرجحولا كن متوكلا على الرحمن في كل وقت يا فتى الديمان صفات صادق المريد باختصار أربعة نسمتها خوف اقترار الصدق في محبة سيق أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وترك الاغتراد مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد رواه وما سلب الاختيار لأذن سني بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات. Le représentant du maire di Aulnay di am mbégte di nuyu tamit kilifa yi nga xam ne ñëpp yéen a ànd. Monsieur le Président, monsieur l'ambassadeur, ñu ngi lay jottali nuyoo sëñ Sidi Makhtar Mbacké ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne yëpp ñoo nekk Sénégal. def naa sëñ Mbaye si mi ngi fi woon maa ngi fa waroon dem sax biig ci guddi waaye ñu wax ma ne dafa xaw a fatu ñu bañ ko déranger waaye ñoom ñëpp fu ñu toogee mën nañoo wax ci seen tur. ñu ngi lay nuyu bu baax ci kàddu gu rafet yi nga fi wax di la sant bu baax. ci waxuma ci wàllu sax li nga xam ne dañ la fay indi président Macky Sall indi la fi nga toogal fi sunu réew wante tamit ci ni ñu xam ci yow ci wàllu ni nga xam ne moom ngay doxe ci wàllu woyof ci wàllu pas-pas wante tamit ci wàllu dëggu ñi ngi lay xamal ne loolu yépp xam nañ ko bu baax te du tey ba nga nekk gul lii tamit mosuloo soppeeku ci benn anam loolu lépp nag nit ki dañu diplomatie beneen mbir la waaye defe naa dara jiituwu ci
nit ku woyof nit ku rafet xol nit koo xam ne mën ngaa jaxasoo xeeboo kenn ci jaxasoo wala itam nga ñàkkal sa bopp fayda ci kenn koo defe nga ne war naa gën a kaweel sa réew wala gën nga ko suufeel te loolu lépp xam nañ ne ci sa liggéey la te yaa ngi koy def defin wu rafet. di la ñaanit nga jottali ñu président ndax tamit li tax ñu di ko fi tudd da ngeen cee junj léegi ci wàllu njàng mi ndaxte dafit dañu cee seq ak moom lu yàgg loo xam ne du waxantu ndax ñun wax dëgg yàlla du ñu doxe noonu lépp loo xam ne amuñu ca yoon dañ cay maandu wante yi tamit lu amit dañ cay wax dañ ko junj léegi ci njàng mi mu defal ñu ci lu bari ndax baccalauréat institut Al Azhar xam ngeen ne 74 la dem nañ lu mat lu jege ñaar fukki at wala mu ëpp ko fanweeri at mësuñu am benn diplôme mooy BFM wala baccalauréat boo xam ne état bi lu nekk def nañ ko pour ñu reconnaître diplôme yooyu ci temps Iba Der Thiam jëmmi ak boole ministre yu fi nekk wax nañ ci lu ne def nañ ko ci ngir mënul woon am wante bi président Macky Sall la ñëwee ñu wax ko ne ko baccalauréat yi ñun étudiants yi ñuy am dañ leen di yóbbu ci pays arabe yi te gis nañ radicalisme buñ ci taxawul su fekkoonte ne suñu demee sax dañ fay yokk ndax du ñu jàng wàllu scientifique ñun pays arabe yi muy Égypte muy pays yi ñu gën a amanteel duñ nangu nga jàng scientifique lépp théologie rek lañ lay jàngal foo mën a jëm ak loo mën a xam dañ lay orienté ci théologie moo tax dama daan wax sunu étudiants yeeg sunu professeurs yi. Voilà. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci de votre présence. Je crois que tout a été dit par les conférenciers. Je crois que M. Ba il a parlé de tout ce que vous avez fait pour eux. Donc merci beaucoup tu as fait pour nous tous. Merci beaucoup de votre présence. On sait qu'aujourd'hui c'est le jour de repos, mais vous êtes venu pour assister à cette conférence. Donc merci beaucoup. loolu ma di ci wax loolu ma di ko wax di ko war di wax surtout xale yi nga xam ne ñoo nekk fii parce que fii ñu bari ay kii ngi fii lu bari ñu sonn ko ci bi mu ñëwee ma ne ko ndax boobu ñi nga xam ne sax dañ daan amee diplôme ay licence ak ay maîtrise ak ay boobu maîtrise la ñuy wax wala master 2-1 ba ci ay doctorat sax su dee arab lépp théologie moo ciy ëpp su ñëwee état bi du leen mën a def la lu dul jàngale bu ko defee ñuy soow ñi xamul dañ naan état bi dafa négligé ñun duñu defaan li ci am rek la ñuy wax parce que ci milieu bi lañ bokk xam nañu ñu daan wax ne jàngale la ñu man parce que état bi mënu la jël diplôme boo xam ne xamul lan la ñu ne ko kon ñun li ñuy jël état xale yi di leen yóbbu ci biti réew buñ demee radicalisme commencé tàmbali bu ñu yóbboo ay xale jàngal leen ñu am baccalauréat ñu yóbbu leen ci surtout ci biir golfe ndax ñun pays yi ñu gënoon a amal ay relation ay convention mooy Égypte ak Maroc ndax ñoo gën a dëppoo ak ñoom ci jàng ak i Mauritanie ak yooyu mais pays golfe yi ci bari radicalisme bi dafa bari te yéen xam nga fii place la fu ñuy waxee wante xam ngeen ni mu demee moo taxoon ñu arrêté woon loolu ne duñ nangu sunu ay étudiants dem foofu loolu moo taxoon ma ni président il faut ñu dimbali ñu baccalauréat ba ñu état bi nangu ko ñu di ci liggéey ak ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw mu nekk ku jàmbaare nag ñu liggéey ci ba président ne ko kon mën nga ñu reconnaître baccalauréat arabe yi ci loolu lañ ko reconnaître ci moom moo ko def ci la léegi baccalauréat arabe bi mook bu français bi ñooyam état Sénégal moo koy jël en charge di leen orienter ci université loolu duutuñu ci sonnati loolu am na ñun tamit ñu sumb université metti ci lu bari ndax dafa am ay nu muy doxee def naa ba ñu jël suñu lancement bi sax am na borom xam-xam yu ne woon waruñu ko def parce que duñ ko mën wante loolu xëy na borom xam-xam bu waxee noonu sax dafa lay jaaxal ndax borom xam-xam lu ne war naa jàpp ne war naa mën a am wante yàlla def ñu nekk ci ba yàlla def ñu tàmbalee ko fi ñu ko tàmbalee enseignement professionnel lañu doon def sax naan bac +3 nga xam ne ñun +3 lañu doon wax ndax dañoo fexe ba dindi barrière langue yi fokk étudiant bi man loolu wax naa ko fi sànq ci la ñu tàmbalee
bay def BTS noonu ñu leen ko waxee ba état bi nangu mu nekk université léegi defe naa am nañ fukki filière ak ñett ci loo xam ne état bi dugal nañ ko ci ñun di ñu orienté ay étudiants jox nañ lu man ay 1000 étudiants ñi ngi eggale faculté sciences religieuses bi nekk Ndaam ñi ngi koy àggale bi nekk Saint-Louis bi sax ñu def agro industrie yi ak pêche ak tourisme président sax def na ci lu am solo liggéey ba inauguré guñ ko maa ngi ko tuddee Mamour Diarra wante inauguré guñ ko xëy na ci kanam lañ ko inauguré donc li ñu bëgg a wax foofu rek mooy jàng mi liñ ci jublu mooy lu ne defe naa conférence yi wax nañ fi wax yu am solo wax nañu déglu nañu waxu sëñ Bachiru ak waxu sëñ Murtada ak Mba ak Fahmi loolu lépp lu am solo la ci jamono bi ci am jamono ji bi wante ñun toujours li ñuy wax mooy loolu am na solo ñu di ko def di jéem a fexe bay teg nit ñi ci waxtaan wu logique woo xam ne wu scientifique lay doon parce que xale yi ñuy toll ci jamono bii di ñëw lu bare boo ko lëmasalee rek dana indi ay problème ndax am na loo xam ne xel ndax loo wax nit tey alxuraan mi ngi nii tey ñu bare nga koy critiquer addis yi moom waxi noppi parce que addis yi moom ni ngeen ko xamee li ëpp ci addis yi ay wax la rek wax yoo xam ne yonent bi dañ ko dóoral waaye lan kan moo koy weddi bari na ci ñu ci jaare sax ba daanaka déformer alxuraan loolu nag moo taxit lu jëm ci xasida yeeg lu jëm ci alxuraan ak lu jëm ci waxinu sëñ bi yépp fokk ñu jàngal xale yi ba bu ëllëg koo ci wax nit loo xam ne nit mënu ko nangu wala xel mënu ko nangu mu ne la lii ak lii mën ko xalaatal boppam looy tax mooy sowee ñii ñëw ëllëg xëy na nun moom am nañu changé gëm nañu gis nañu xam nañu parce que yar nañu ñu ci loo xam ne nga xam ne nun ñi ñëpp xëy na ñu bari ci ñun ñu ngi juddu ci yoon wi mais biñ ci juddoo tamit dañoo dem ba ci biir nu gëmal suñu bopp parce que tamit loolu mooy tax nit ki mën a génn ci mbir mi bu ñu la dugalee ci mbirit yow yaa cay xalaatal sa bopp ba mën caa dugalaat sa bopp mooy tax dugg ba mën a sax mais bu ñu la dugalee ci mbir nga dem ba ci biir gisoo ci loo xam bu la neexee nga génn loolu nag dafa mat a bàyyil xel suñu doom yi di ñëw ci kanam loolu moo tax ñu gis ne ni ngeen ko doon junj léegi sëñ Touba lu ne def na ko bind na ci yonte bi salaatu sitt bi mat sedd nga xam ne demoon na ba temps boo xam ne sax at mi def ko séddale partagé ñaari saison bii mu di ko julli ci yonte bii mu di ko tagg waaye la ko jiitu it nag xam-xam la doon bind di orienté ñi ci xam moo xam fiq la moo xam tasawuf la moo xam lépp luy dox la moo xam ci axlaaq la kon loolu la sëñ Touba moo tax muy tajdiid boobu muy wax système moom boobu la parce que fekkoon na fi borom bi xam-xam mu fekk Mamadou Anta Sali mu jël daara ji yore ko mais bi mu demee ba ci biir gis na ne système boobu mooy nit ki na jàng am xam-xam am yar mu formé boo xam ne yar bi bu àndut ak xam-xam bi rek moo tax éducation sëñ bi loolu mooy problème mooy avantage bi éducation bu àndul ak xam jàng bu àndut ak éducation rek mën naa indi ay dérapage yu dul jeex loolu moo tax nag ñu gis ne kon ñu di la ci jottali la loolu nga xam ne maa ko wax noonu nga xam ne moom ngeen ñu ci defal li ci des nag mooy xëy na ñu sant mbooloo mi di sant conférence yi bu baax ndax tamit fii ñu toll di wax bu baax tasawuf ndax tasawuf dafa nekk loo xam ne dafa dafa xawe woon a sowe l'islam parce que ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp xam ngeen histoire wala boog ñu bari xam nañ histoire ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee dérapage yi bari ameek lu bari am ay yoon ay turuq wala ay secte ak lu bari am yoo xam ne ku ci nekk da nga beddee ku jaar fële am ñoo xam ne nii lañ doon critiquer am ñoo xam ne la ñu def dem ba sax bew ba ñoo xam ne sax lépp dañ ko soppaliku nguur moo tax toujours may wax naa ne toujours diine du calcul mais conviction la gëm-gëm la ndax dañu dem ba dem ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo taxawal diine jiitu ci dem ba jàppe ko pouvoir nga xam ne jàppee duñ ko responsabilité loolu moo demoon ba yëf yi tasaaroo ku nekk beru parce que lépp loo xam ne dafa jëm ci gëm-gëm ki la ciy guider moom ngay xool su demee ba niru na leneen da cee rax bu boobaa révolution boobu mooy gën a garaaw parce que bu boobaa yëfi pas-pas la yëfi diine la ndax bépp révolution boo xam ne ci dafa am rek ci politique wala leneen mën na jàll mais bu dee ci diine nag dafay garaaw parce que dafay continuer
loolu moo taxoon ñu bari ñu bàyyi loolu xel ci loolu nga xam ne moom taxoon yonte bi dem sallallahu alayhi wasallam ñu yaatal l'islam tasaare ko wax dëgg yàlla ba l'islam amoon tur bu baax ci wàllu xam-xam ci wàllu science lépp loo xam ne am nit daf ko soxla woon l'islam amoon na ko mais problème bi ñu ci am mooy dem ba l'islam boobu dem ba soppali ba iman génn ca mooy li ngeen doon wax ci wàllu tasawuf iman ak ihsan bi l'islam looloo ko indi iman boobu parce que iman bi mooy fond bi ihsan bi moo koy convertir mais islam bi nag moo koy symboliser symbole boobu na nga xam ne mooy l'islam bi nga xam ne mooy pratique bi li ñuy def di jullee ko woor ak natt azaka ak yooyu nga xam nit da koy def ba pare te du gëm loolu moo indi woon problème mu naafeq loolu moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne naafeq wala inna munaafiqiina fi darakil asfal minan naar loolu moo tax alxuraan ne ñi nga xam ne dañoo naafeq parce que ñoo gën a garaaw nit ki nekk ci sa biir ba pare te wax na leen dama laa gëm noo bokk liñ nekk te saa boo ko wanee ginnaaw mu fexe loola faagaagal loolu moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yàlla alxuraan di wax ne inna munaafiqiin nifaaq googu nga xam ne moo am loolu moo taxoon diine l'islam di xaajale loolu moo tax mu naan islam moo tax alxuraan da wax xaalatil a'raabu aamanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna idan hunaka farq kabir bayna al iman wal islam wante hunaka farq kabir itam bayna al xadaara wa thaqaafa wal badaawa wa diin ndax tamit bu fekkente ni nit ñi dañoo séparé wul diine ak culture ak civilisation ak kaw-kaw loolu bu fekkee bu boobaa diine dafa yàqu parce que diine bokkul ak culture diine bokkul ak civilisation diine bokkul ak badaawam ñi nga xam dañu nekkoon ci àll nga xam ne seen culture mooy violence amuñu woon benn civilisation boo xam ne l'islam moo leen ko tax am yooyu yëpp lépp ko tax moo tax diine bi mu ñëwee l'islam tasawuf li tax mu am solo dafa effacé yëpp jël ñaar yi fond ñaar yi gën a am solo muy iman ak ihsan iman moom mooy cosaan bi ihsan bi moo ko convertir ba nga xam ne kenn du ko mën a bët bu ko defee li koy symboliser na nga xam ne foo ko seen xam ne ña nga nale mooy l'islam bi mooy li nit ki di def ci kaw mooy julli gi ak woor gi ak natt azaka yu mel noonu nag moo tax bu ñu toll ñoom ñu xam ne ñoom ñu def ci lu bare mais lu tax nag muy problème mu am problème lu tax tasawuf di am problème lu tax ñu di ko sànni ay xeer ci yu bare waaw parce que bu fekkee tasawuf dafa firi ak cëriñ bu fekkee ak cëriñ mooy firi toog ñu wër la wala ñu warmaal la parce que diine nitu diine nga bu fekkente ne loolu da nga koo jàppe muy pouvoir nga xam ne jàppe wala ko responsabilité bu boobaa kooko tamit day jàppe ab dag boppam dag nag bu fekkee jàppe dag kële jàppe boppam buur mais bu gisee lu mu xamul mën naa révolte loolu moo indi problème mu tasawuf moo tax dérapage yi ciy am fokk ñu di ko bàyyi xel fokk ñi nga xam ne ñoo jiite tasawuf ñu sëriñ li ci am nag mooy li nga xam ne moo ci dugg nag nga xam ne mooy sëriñ laa ba pare nag tuddee ko nga xam ne tasawuf daf ci am lu bari ñu ko làqoo loolu sëñ Touba defe naa kenn gënu ko cee bari am nattu nit koo xam ne daf ne ci yoonu sëñ Touba laa bokk sëriñ laa ñu topp la mais lépp loo xam ne lu sëñ Touba daan def la te la sëñ Touba daan def ak la mu daan bañ mooy lu lislaam daan def ak lu mu daan tere nga jël safaan ba pare jël ca woor boobu loolu mooy tasawuf bi nga xam ne dañoo tasattur bi tasawuf loolu nag moo tax ñu di wax xale yi scientifique di leen wax lu sérieux wax joo xam ne dafay dugg ci parce que xale yi yëpp ñu bari ay intellectuel damay wax ne intellectuel weesuwul ki nga xam ne lu jafe la de ci diineen ndax intellectuel mooy ki soxla résultat lépp loo ko wax foog mu xool lam cay xalaat bu gis ca lu mu ca xam su ko deful kooku nekkatul intellectuel parce que bu boobaa dootu gis kon damay wax ne moom boo ko waxee ne ko dara la boo ko nee 1 plus 1 2 rek la lay mën a wax parce que am na résultat waaye loolu amul ci diine amul calcul diine conviction la gëm-gëm la da ngay gëm rek nekk ci dara da ca xalaat ca yàlla seet lam la ca wax mu rafet nga di ko def ba pare mu jax moo tax nag léeg-léeg day jafe lool ñu jaxase lu bokkul moo tax lu ci nekk mën nga koo boole ku nekk nga jox ko cër ba bu fekkee am nga sens boobu nag da ngay daal di am sens bu mën a fexe ba équilibre wu ci sa bopp loolu moo tax ñuy wax ne kon te lu mel ni di fexe bay wax ci tasawuf di ko génne ci génn scientifique di ko génn ci xalaat bañ koo génn daanukat parce que loolu ñun moom gëm nañu ñun ñi ñëpp xëy na ay murid lañu wala ñeneen ñi xam nañu li nga xam ne moo taxoon mën nañ noo wax lu bari ñu xam te gëm parce que gëm nañu am nañu reçu am nañu lu ñu xam am nañu luñ ko fu ñu ko teg waaye xale yi ñëwagul ñi nga xam ne dañoo toll ci ne ñëwagul comme xale yi di daw ci biir kii bi xale yi di daw ci biir salle bi
ñooñu est-ce que boo leen waxul boo leen jàngalul loo xam ne dañ ciy xalaat mu nekk jëm ci science jëm ci scientifique nga xam ne dañu xam ne lii kat diine la mais diine bi nii la tegee ak lii ko fii la tegee Sëñ Tuubaa lii la doon def nii la ko doon defee jàngaloo leen ko façon boobu mais dañuy dem ba mujj ñu jaxasoo ci ñoom bu yàggee dañ naan mel lu du dara bu rawatina nag ñu boole ci nag gis nag leneen ñoo xam ne référence ñoo xam ne dañu leen di jàppale ay ñu référé wu ci ñoom te la ñuy def lépp dara dëppawul ci ak ci l'islam dara dëppawul ak ci la nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa doon doxee bu ko defee yooyu dafa nekk loo xam ne lu am solo la moo tax yéen jeunes yi nga xam ne da ngeen fi nekk rawatina ngeen jàng da ngeen di gëstu ci Sëñ Tuubaa gëstu mën ngeen ko def xëy na ngeen jàng téereem yi ñu jàngal leen ko jàng bu baax parce que arab la ko bind te Sëñ Tuubaa dafa dégg arab loolu waxin nañ jégal waxin bi dafa mel ne lu woyof mais wax la parce que tamit ku xam ni muy binde ak ni mu koy bindee da ngay xam ne kii borom xam-xam la budul woon sax yëfi côté bi nga xam ne mooy côté wa yàlla gi côté bi mais dafa am xam-xam dafay bind donc bindul woon di sànni bindul woon pour ñu di ko tifli ak di ko waxee dafa bind loo xam ne ay orientation la damay wax ne même ñaan yi nga xam ne sax léegi laa koy wax fële ci kër gi ne leen alxuraan daf ne wax attention bi hablillah jami'an wala tafarraqu ma ne sëñ bi moom dafay dox yaa rabbi ij'alil muridin ma'an fi hisnika hasin wa shamlil ma'an c'est-à-dire moom bu fekkee yàlla dafa digle def leen moom day naa ñaan yàlla ne nit ñi yàlla nañ def noonu kon dafay daal di yomb waaw moom du wax ne def leen parce que kuy jàngale da ngay orienté nit jàngale da nga koy jox ay règle mais moom day wax yàlla dugalal li ma bëgg a li ma bëgg ci kii def ko ci moom direct xam nga kooku bindam yombut a xam waaw moo tax ma doon wax ne lu bari dañ ko ndax yaa rabbana yooyu Sëñ Tuubaa di wax maa ngi koy wax di bëkki dem ci Tiwaawoon fekk ñuy ñaan man leen yaa rabbana juróomi rabbana yu Sëñ Tuubaa di wax ci xasida yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana fa'durna wala lam ca teg nga xam ne mi ngi ko jëlee ci alquran rabbana maa xalaqta haadha baatilan subhaanaka faqina adhaaban naar rabbana innaka man tudkhilin naar faqad akhzaytahu wa maa lizaalimiina min ansaar rabbana innana sami'na munaadiyan yunaadi lil iimaan an aaminu bi rabbikum fa aamanna rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana rabbana wa atina maa wa'adtana ala rusulika wa laa tukhzina yawmal qiyaamati innaka laa fastajaaba boobu rek moo taxoon Sëñ Tuubaa di indi juróomi rabbana nga xam ne xasida yi muy bind sax ci alxuraan da koy jëlee bu ko defee loolu du lu ñuy faraxee ak di ko foyee ak di ko daanukate nañ jéem a jàngal xale yi ñu jàng diine jàng science xam bu ko defee lépp ñu mën koo génne sunu génération bii di ñëw xale yii di ñëw ci kanam bu boobaa ñu mën ko jariñoo wante lu dul loolu nag dañuy wax ni di répéter rek loo xam ne ñun lay jariñ ak di ko dégg mais ci kanam tuuti bu ñu demee ba ñun ñëpp nekkatuñu day mujj ñi fi des bala ñoo lu ñuy wax dañ koy teg ci xam dañ koy teg ci scientifique dañ koy teg ci xalaat bu ko defee bu boobaa day naqari expliquer te léegi lañ ci war a dimbale sunu xale yi kon daal ñi ngi gërëm ñëpp di sant rek ki nga xam ne mooy waa mbooloo mi ki nga xam ne mooy waa France ci seen bés bi di sant ñoom Kara ak xale yi ak sëñ Ibra Diop ñu ngi leen di sant di wax rek waxoon nañ léegi sànq fa leen nañu gën a góorgóorlu ànd nekk benn te muy soxna yi tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax di gën a nekk benn ndaxte fii ñu toll yaa ngi koy wax léegi wax dafa bari nañu jéem a liggéey jéem a jàmm yàlla jéem a jàpp sa lu waxuut jarul wax waaye nag lépp lu yàq nag lu nuy bëgg a yàqal nag sunu lii nu yaakaar parce que diine alxuraan am na ñoo xam ne liñ ci xam ñun xamuñu ko sax te gëmuñu ci dara am na ay téere yoo xam ne tey boo ko tegoon fii di la ko firi léegi mën nga bootu sax mën naa amara di tali te ñooñu ay alxuraan la ñuy xam dañuy dégg alxuraan dégg hadis yi ñi ko def légendaire sax daanaka du ñu ay jullit kon jullit gi arab culture la arab nekkul woon loo xam ne islam dafa ñëw arab dafa indi islam déedéet islam dafa ñëw arab dugg ci biir loolu mooy li am waaw bu ko defee nag li am loolu day nekk loo xam ne ñun li ñu boole ak langue du lu dul diine langue arabe ak langue tubaab ak langue leneen ak lu mu mën di doon li yonte bi sallallahu alayhi wasallam jibril indil ko alxuraan mu nekk arab yonte bi doon na ko arab sallallahu alayhi wasallam alxuraan di langue boo xam ne moo gën a riche ci langue yi mais loolu moo nu dugal ci loolu bu ko defee nag la ca des nag muy comportement yi mooy la alxuraan digle ak la yonte bi sallallahu alayhi wasallam digle loolu mooy sunu kon nag fii tamit nañu dimbale ba ngeen fexe ba nekk benn nañ ànd nekk benn muy góor ñi ak jigéen ñi te ñu dimbale ñu tamit ndaxte ñun kat wax dëgg yàlla li ñuy sawar loo wax naa ko sànq ñu bañ a am yenn ay waxante yoo xam ne ndax fii France wax ngeen ko sànq
fii defe naa ne lu bari ci ay daayira fii la njëkke waaw maa ngi ko fàttali toujours di ko wax Moustapha Sall Cheikh Sall wala maa ngi koy wax ba démb maa ngi ko koy wax di ko fàttali moom fàttali sax ne 82 lañ fi jaaroon defe naa di jëm Égypte ma di ko wax seen journal ndigal yi tey bu fekkoon ne organisé woon nag ne lépp lu jëm ci diine ci média yéen a koy occupé parce que ba ngeen koy tàmbali di def journal yi ndigal boobu kenn defagu ko loolu lépp nag di ànd da cee baax nun nag li ñuy tax a sawar rek mooy ànd gi amuñu tendance amuñu fu ñuy fare ñaareel ba tamit léeg-léeg ñu xaw a dégg loo xam ne xëy na sax wax gi baax na ci ndax léeg-léeg ñu ne kër gi barab bee ñuy wax ci kër sëñ bi nañ fexe ba defar ko fexe leen ba ànd nu ngeen ko réglé yii ci fi coow yi fa am ak yu ndaw ndawaan yooyu yëpp na ngeen dindi yooyu amul solo parce que man xam naa ne ñëpp bëgg lu baax mais bu ngeen bëggee lu baax bëgg fu ngeen amee lan mooy problème moo tax nag léeg-léeg sax ñu ne dañu ne bu kër ga bu fa ku kenn dugg waaye nañ ma dimbale ci loolu ndax dafa mas a tase sama benn mag kilifa man dem këram ba mu gunge ma ba ci bunt bi mu ne ma ma gis la ma ne ko waaw sëñ bi ñëw waaw ñu dem mu ne ma dañ ne ma kër ga ca Paris dañ ne yow dañ ne bu fa kenn dugg mu ne ko kër gan mu ne ma kër sëñ Touba ma ne ko mais koo koy jeexal lay wax yow yaay sama kilifa ci sëñ Touba bu doon kër sëñ Touba ma ne ko man sama kër gii ma am ci Touba wallahi asim képp kuy sama mag ci bokk te ñu bokk sëñ Touba boo demoon fekk waa kër ga nga leen génn leen ko wallahi dañ koy génn wacce la ko kon kër gu nekk fii lu ci sama yoon kër gi sëñ Mourtala sax moomu ko waxuma laa keneen kon nañ ko gérer te bañ ci di tudd yu jaxase yu demee noonu yooyu baaxul nañu dindi comme li ngay wax rek laa di confirmer monsieur l'ambassadeur parce que dañoo toll jamono boo xam ne nit man wax naa ne man awma intermédiaire yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati yonent bi daf ne responsabilité bu ko kenn jox kenn ku ne yoral ko sa bopp parce que yow lañ koy laaj moo tax su may wax man damay wax direct wax loo ma sàmm wax loo ma du ma dem ku ma su may wax daal dama koy wax xëy na nag danaa yónnee waaye nag wax moom su ma amee lu may wax loo xam ne mbooloo ko seq du ma ci am intermédiaire loolu itamit nañ ko wax moo tax dama bëgg yu bare nañ koy fexe ba ànd nekk benn góor ñi ak jigéen ñi ak xale yi yéen ñëpp ngeen xam ne yéen a bokk lu ngeen bëgg ñun tamit loolu mooy tax ñu sawar ci di ñëw ci yéen ndax kat alal indi wuñu fi dajale mbooloo indi wuñu fi bëgg wax indi wuñu fi kon li ñu fi indi mooy gis na yéen a ngi ci mission boo xam ne bu jafe la parce que nekk fii waroon a nekk ci leneen bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp ngir yàlla di daje lu yëngu ngeen def ci seen alal ak seen waxtu ak seen xam-xam te ay jeunes ñii di ay mag ñi nekk fi mais léegi defe naa ne ku xam loolu xam nañ nekk ñëwu leen fi ci ay caaxaan kon nag bu leen jàpp ne mu ko seytaane dana leen bàyyi seytaane nag bàyyi gi mu leen dul bàyyi mooy fexe ba tàggali leen rek ku ne mu ne la jaaral fi yow kat yaar sut sa morom wax naa leen ne affaire u diine la affaire gëm-gëm bi ci la ñuy rawante mais duñ rawante ci diplôme waaw diplôme mënta rawante ci daayira diplôme mënta rawante ci pas-pas dañ ci rawante ci pas-pas wante des ci rawante ci leneen bu ko defee nag su loolu amee rek lépp dafay daal di lijjantiku kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm soxna yi ñu ngi leen di sant bu baax yéen itam ngeen góorgóorlu bu baax ñu ngi sant sëñ Bousso ci xale yi ndax yii ñi fi gis ñu di ko jàng wax naa leen ko sànq ba noppi sax bàyyi du tey ñu baamuwaat ko loolu mooy tax li ngeen fi am mu des fi parce que l'islam wax naa leen ne xam ngeen ne yàgg na ci Europe xam ngeen ne lu mel ne Espagne am na fa lu mat juróom-ñetti téeméeri at yu manqué tuuti mais dafa xëy ñu dàq leen fa dara xëyñatu ko lan moo ko waral mais la ëpp nga xam ne mooy base bi mooy ñan fa indi ñëw fa yor fay doom jur fa ay doom ba njaboot ga dem ba ñañ fa fekkoon sax ñoo ñaa leen gën ci wàllu diine mais ñu ñëpp dàq leen ña fa desoon ña fa jotoon na ko def ne loolu rek la loolu mooy cosaan bi xëy na histoire bi gudd na wante li baax bi te nu gëm ko mooy ñun tamit suñu amee suñu ay doom fii bàyyi leen fi yar leen ci diine yar leen ci suñu ci culture yar leen ci suñu jikko ba bu ëllëgee buñ fi nekkatu ñu mën fee taxaw suñ ko deful suñ fi defee lan fi defoon lépp dañ ko yàq boole kook sax dinu yàqal dinu sikkal loolu moo indi woon li tax l'islam tàggal yëfam kon loolu tamit moom nañ ko bàyyi xel xale yi nañ leen yar ci diine li ci desit kër yi ñuy wax kër yi sëñ Touba kër l'islam la nañ ko fonk parce que yu baree bari su amoon tey yii yëpp da ngeen ko fay defee loolu rek lay jëriñ kër yi du kër yi kenn sëñ Mourtala mosul xalaat ay kër yu muy wutali boppam Sénégal sax defe naa xale yi am na ci ñu wàgg sëñ baa ngi di man xaw ma ci dara sax mais defe naa ne kër yi ca ëpp la ca ëpp da ko joxe woon ña ca am sax ak su néew daanaka mënuñu koo sax ba ndax kon sëñ bi yooyu sax amul lu koon sax waxuma laa ne kër gu nekk ci bitim réew kon nag nañu fexe ba dajale ngeen fexe ba xale yi
ak mag ñi ngeen songu kër gi defar ci daara defar fi xale yi ñu jàng loolu day beneen liggéey. sànq waxoon naa président ne ko nañ ñu dimbale ci ay jàngalekat waaw ndaxte ñii fi nekk di jàngale ku ci nekk da nga am sa liggéey di ko liggéey. su fekkonte ne waxoon naa ko ba mu waxoon ne danañ xool solution nan lañ koy defee nga xam ne bu fekkente ne xale yi ñu jàngale am na fi ay xale yoo xam ne ñu ngi fi ay ak seeni diplôme jàng nañu kon suñ ci mënee am ñoo xam ne dañ leen di détaché moo xam ci ambassade wala consul wala fu ñu koy def bu ko defee bu boobaa ñoom ñu mën a fexe bay jàngal xale yi ndax da muy seen liggéey ndax bu dul loolu ñi fi nekk jàng une semaine dëgg la baax na ndax li fi nekk résultat am na wante nag suñ fexe woon ba xale yi di fi jàng boo xam ne dafay sax jàngalekat bu fi nekk ci lay gën a wóore te loolu ci éducation bi la dana tëye suñuy ay jeunes suñu ay xale loolu tamit mooy monsieur l'ambassadeur waxoon naa ko président xanaa nga fàttali ko ak yéen it xalaat yu ngeen ci mën a xalaat ak consul bu ko defee ñoom danañu ci mën a xool ban solution lañ ci mën a def kon daal ñi ngi gërëm ñëpp di dellu gërëm conférenciers yi bu baax te xam ne gëstu bi rafet na am na solo ñi ngi gërëm xale yi di gërëm soxna yi di gërëm mboolem ñi nga xam ne ak sunu mbokk yi fi nekk ñu ngi leen gërëm sunu ay rakk ak sunu ay doom ñoo ngi leen di gërëm ngeen baal ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu من كل من بالكفر ساعة جره